asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal ñu ngi leen di ziar di leen baalu àq ñun nag waa rassemblement démocratique sénégalais RDS dañu jàpp ne rupture bi ñëpp bëgg te muy lu jaadu du caagin ne ba dem assemblée nationale doog ko fa jëfe jàpp nañu ne dañ ko war a tàmbalee jëfe ci njàlbeen gi mu di ci investiture yi loola waral nag yàlla dimbali nañu ba daanaka politiciens professionnels yi seen lim wàññi nañ ko ca ba mu gën a néewe daanaka weesuwuñu 20% ña ca des kon ñan la xanaa askanu Sénégal maanaam bàjjenu gox yi ñu ngi suñu liste artisan menuisier yi ak mécaniciens yi ñu ngi suñu liste arabisants yi sëriñu daara yi ñu ngi ci liste bi tailleurs yi anciens combattants yi marchands ambulants yi albinos yi ak ñeneen ak ñeneen maanaam ñi nga xam ne daanaka boo xoolee seen situation léeg-léeg nga jékki-jékki rek mu mel ni bokkuñu ci Sénégal te tubaab di leen faral di wax naan les laissés pour compte ñooñu nag la ñuy dund mu di leen metti kenn gënu la yelloo que ñoom ci seen bopp ñu waxal ko seen bopp ndax Kocc Barma dafay wax naan nettali ci làmmiñu borom la daxe bu ko defee kon loolu la ñuy jàpp ne mooy jéego bu njëkk bi nga xam ne moom la ñu war a sàmmonte ngir assemblée nationale bi mën a jot boppam ndax mën a am taxawaay boo xam ne dëppoo na ak suñu caada dëppoo ak suñu culture dëppoo ak valeur yu rafet yi nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñi bàyyi loolu daal mooy li nga xam ni moom lañu leen bëgg a jukkil ci suñu programme de campagne électorale bu rassemblement démocratique sénégalais bi nga xam ne moom la rahmatullahi Abdou Latif Gueye jiite woon te yàlla dogal tey ma nekk ca bopp ba nekk tête de liste ñu ngi leen di gërëm di leen ziar di leen jox rendez-vous ci yeneen fatu campagne électorale bi pour mën leen a gën a leeral mën leen gën a faram-fàccee suñu programme incha allah asalaamualeykum wa rahmatullah. tey ñu ngi fas yéene sànni tuuti kàddu ci mbirum daara yi ku nekk rafetlu woon na le 4 février 2010 bi nga xam ne état du Sénégal dafa jëloon benn arrêté général du gouvernement portant reconnaissance des daara sur toute l'étendue du territoire ba looloo waraloon sax Amnesty International à l'époque génne woon na benn communiqué di rafetlu loolu di wax ni enfin état du Sénégal daal di sàmmonte ak l'article 22 de la Constitution bi wax ne que les institutions d'enseignement traditionnels et classiques reconnaître nañ leen comme des moyens d'éducation yoo xam ne état daf leen di war a jàpp sur un pied d'égalité te tëddee njaaxaanaay problème yi nag mooy état daf ko jëfewul ndax quelques mois lañ ci teg rek benn mesure primatoriale dal di jip wax ne que interdire nañu mendicité bi ba loolu amee sëriñu daara yu bari jaaxle ndax ñu ci bari dañu tàggoo ak seeni talibé pour bañ a jànkonteeg yoon waaye bu ku nekk defee noonu des centaines de talibés se retrouvent dans la rue dañuy nekk à la portée des pédophiles et des trafiquants de drogue kon nag interdiction mendicité bi bu àndul ak mesure d'accompagnement saafara bu jur jàngoro la nañu bàyyi xel ne que sëriñu daara yi organiser nañu am nañu 712 associations yëpp nekk 16800 daara ñooñu ku waxul ak ñoom koy waxal kon nag au lieu ñuy wax ak xalif généraux yi te xalif généraux yi géré wuñu ay daara nañu wax ak les véritables acteurs des écoles coraniques mu di sëriñu daara yi am nañu yaakaar ne ci anam boobu rek la ñu mën a am une solution durable asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement nos compatriotes venus spécialement de Roubaix pour nous encourager dans le cadre de la campagne électorale. Je veux parler de El Hadji Gora Diop à ma droite, accompagné de son épouse Adja Ndeye Marème Gueye, ainsi que la forte délégation qui les accompagne. Et dans la lancée, dire que les candidats du RDS établis dans la diaspora et qui ont été investis particulièrement dans la circonscription électorale Amérique-Océanie, je veux parler de Dambabou aux États-Unis et de Bintou Diallo au Canada, n'ont eu de cesse de se plaindre du comportement équivoque du consul général du Sénégal aux États-Unis. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase concerne le cas de 2408 de nos militants qui, bien qu'étant en possession de leur carte d'identité numérisée en bonne et due forme, ont été curieusement et paradoxalement zappés des listings d'émargement. Et tout le monde sait que s'ils ne figurent pas dans le listing d'émargement, ils ne pourront pas voter.
ku ne kenn réerewul mbir si Sénégal ne pension yi dañoo faible ndax am na pension yoo xamante ni yii 14000 la yii 4000 waaye dégg naa ni valoriser nañ ko à 36500 ñu ngi koy rafetlu waaye li ñuy gën a itteel te ñu ci war a taxaw mooy seen santé ndax fu ñu bindale ordonnance bu ñu demee ci pharmacie ba du ñu jox lu dul ay paracétamol ak ay yoo xam ne dafa ñàkk fayda bàyyi li nga xam ne mooy essentiel ñun nag waa RDS te Pape Mame Makhtar Gueye jiite ko bis bu ñu demee assemblée nationale suñu priorité mooy mbirum retraité yi pour ñu gën koo valoriser ñu jël en charge toutes les frais médicaux. naka jekk RDS dafa mës a yittewoo problème mu retraité yi ñun waa RDS Rassemblement démocratique sénégalais bi nga xamante ni Mame Makhtar Gueye moo ko jiite bis bu ñu demee assemblée nationale li nga xamante ni mooy problème mu retraité yi mooy la ñuy njëkk a réglé mensualisation pension bi baax na wante niñ ko defee moo baaxul ñun nag bis bu ñu demee assemblée nationale lépp li nga xamante ni moom la retraite bi daan fayeeku dinañ ko fay mensuellement pour que mu mën a régler ay problème am. yéen waa Diourbel ñii ma taxawal tey nag ñoom ñooy parti RDS nga xamante ni lépp loo xamante ni luy xeex jikko yi ñoom la ñuy xeex ñoom nag dinañ ñëw Diourbel seet suñu ñuy xaar bis buñ ñu woowee nañu dinañ ñëw su boobaa dinañ ko yëgal waa Diourbel yépp ngeen xam ni ñii kat lañ fas yéene àndal ci élection yi macha allah. Au Rassemblement démocratique sénégalais. RDS ñëw tey ci Médina Gounass au chevet des grévistes de la fin des ex-sociétés de nettoiement SIAS ak AMA de Sénégal bokkul woon ci suñu programme parce que nous avons toujours été contre toute forme d'exploitation politicienne de la misère des travailleurs. waaye bi nga xamee ne ñoom seen i jàmbaaru góor yi di seen i délégué du personnel Cheikh Yade ak Ibrahima Ndiaye ñoo sàkku ci man pour ma ñëw bokk ak ñoom naqar wi mënuma leen ko woon a bañal rawatina dossier AMA bi am na lu ma ci liggéey daaw état du Sénégal moo signé ak AMA Sénégal benn contrat de concession de 25 ans pour anu mbalit mi waaye ba ñu defee 5 ans ci la état ne dafay tas sëy bi pour insuffisance de résultat AMA ne ko nag li suñu contrat wax mooy ki jël initiative pour tas moo war a jox moroom man ndàmpaay état bi ne ko d'accord naa ci ndàmpaay li waaye ndàmpaay la du ma la ko jox 1777 travailleurs yi nga réduire au chômage ñoom laa koy jox ñu daal di ko matérialiser juridiquement à travers la plume de Abdoulaye Dianko agent judiciaire de l'État mu bind noir sur blanc ne état bi reconnaître na ne ameel na AMA Sénégal boru 3 milliards 98 millions ma interpellé le président Macky Sall mu boole ma ak premier ministre daal di jukki 260 millions jox leen ko waaye loolu septembre la woon boobu ba léegi yëf yi ne tàkk ci diggante bi nag ñii seen say tas na xale yi dàq nañ leen école ñi agence immobilière yi génn nañ leen fa ñu nekkoon ay nit lañu nag bu ko defee nag coono bi nekk ci anu mbalit ñoom laaj ñu daral dul seen aq yalwaanu ñu saraxuwuñu seen aq la ñuy laaj ñu war leen fay seen aq ak seen yelleef c'est l'occasion nag assemblée nationale créer benn loi boo xam ne désormais bu OTA bëggee tas ay société mu bañ a def la charrue avant les bœufs mais plutôt mu ficeler d'abord le financement du plan social doog a tas société waaye tas société ba noppi naan dem leen toog ngeen xaar après daañu lijjite seen mbir loolu daf fi war a jeex salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum waa Sénégal at waa diaspora bi maa ngi tudd Mame Ngone Diop di conseillère municipale ci mairie Sicap Liberté di la présidente nationale du mouvement des femmes bu le Rassemblement démocratique sénégalais bi feu Abdou Latif Gueye jiite woon te léegi Mame Makhtar Gueye di tête de liste may wax ndawu réew mi soo leen ñu yebalee assemblée dinañ leen fa teewal ngir gën a dëgëral seen àq ak seen yelleef di féddali seen kóllëre at yéen ci assemblée nationale kon boo leen ñu yebalee dinañ leen fa teewal taxaw leen fa taxawuwaay bu dëgër. maa ngi lancé appel sama mbokki jigéen yi ak sama mbokk yi nekk diggante Ngappuru Somone Saly Guéréo ba Ndayane bu la 30 jotee balaa ngeen di dem marché bu leen kenn jiitu ci bureau yi vote yi. man Coumba Arène Gueye nekk relais communautaire nekk bàjjenu gox maa ngi soo gisu mel nii ñuy fal bàjjenu gox wala relais di ko investir ci liste yi c'est la première fois ma gis ko kon nag lii leer na naa ngi dëgg feeñ ne RDS
moom laa njëkk a gisee lii mu ne ma bàjjenu gox wala relais ci liste yi di ko investir kon dëgg feeñ na dëgg leer na nañ ñu jàppale ñu jëm ca kanam. bulletin bi kenn mënu ko jaawale ne ku nekk gis na RDS nag di parti boo xam ne sunu baay rahmanullahi Alaaji Abbas Gueye moo ko sosoon bàyyi kook ay njabootam léegi nag ku ne gis na bopp gaynde bi mu def mandarga boo xam ne muy fulla fayda fit ñu jël sunu frère Makhtar Gueye di tête de liste RDS. taral na sagal bi yal na la yàlla jàmmal suñu duggee si sees su Makhtar Gueye amee juróomi emploi war may naan juróom ñetti mën na jël ñaar ñi jaay nañu ñuy toog gis nga dina dugg si léegi yi jaay jëm jaay nañ ticket ñi jaay gooye jaay nañ ticket ñi togg dara jaay nañ ticket. Mame Matar sama nijaay la parce que am naa Matar nijaay bi tudd Makhtar Gueye kon ñu ngi lay dalal jàmm di la wax ni ñëw nga ci quartier bu ñuy wax ci 2-1 nekk ci commune bu ñuy wax Yeumbeul Sud mu nekk quartier boo xam ne nag quartier la boo xam ni wax dëgg yàlla quartier bi doy waar la. ñaxtu Yeumbeul Sud weesuwul lu jëm ci affaire nawet ndax quartier bu baax la ay nit ñu baax fi ne ay notable yu baax fi ne nit ñi déggoo nañu ñëpp ay mbokk lañu kon ñoom amuñu jàmbat ci boobu wàll yàlla def na fi jàmm macha allah waaye bu ñu nee nawet jib na rek seen fit yëpp a dem ndax bu ndox mi ñëwee duñu xam ne ñuy def ak ndox mi ba fii may wax ak yéen am na juróom fukki kër ak ñeent yoo xam ne ndox mi nangu na ko loolu daal moo doon suñu message tey. waa Sénégal yàlla dafa dogal bi campagne électorale bi tàmbalee ba léegi ñun farataaluñu cortège yeeg caravane yeeg tama yeeg xappar ñi yi ak di tànqal nit ñi ci mbedd mi ñun li ñuy farataal mooy di wàcc ci base bi di wax ak ñi nga xam ne doontele dañ leen beddi mel ni bokkuñu ci Sénégal ñun dañu bëgg a fësal ne ci Sénégal la ñu bokk te seen taxawaay am na njëriñ ci réew mi fan yi ñu nga woon ca bàjjanu gox ya bañ fa dogee ñu dem Yeumbeul Sud ci jaaykatu jën yi démb ñu ngi woon ci sëriñu daara yi fii ci ñaari tali tey ñu ngi fii ci centre commercial Seyna Magnon Laye bu Cambérène doon nemmeeku si jàmbaaru góor yi ak jigéen ñi nga xam ne góor ñi demuñu ñu des ñii ay couturière lañu ñii ay gargotière lañu ñii ñu ngi ci mercerie yi ñuy ay jàmbaar coiffeur yaa ngi fi ndax ñun si suñu liste ñooñu la ñu fab dugal leen jox leen ay cëru yu rëy mécanicien yaa ngi ci ancien combattant yi marchand ambulant yi. gàcce nga laama jigéen yi ci marché bi jafe-jafe jamono tax na ba kër yi góor ñi kott mënatuñ ko yor équipe de campagne bu RDS ñëwoon tey sargal suñu mbokk jaaykat yi ci marché bi rawatina centre commercial Seydina Magnon Laye bu Cambérène ñuy beral ngërëm ab sa baawo madame Ndom bi lëkkaloo ak càmmiñam Seydina Doumbouya ngir délégation bi teeru gu réy gi ñu teeru sargal ñu ko ak ñu ànd ak suñu tête de liste Mame Makhtar Gueye jiite ko ñu fas yéene suñu teewee assemblée yittewoo soxla askan bi ngir jigéen ñi gën a jot seen gëdd ak seeni yelleef ak seeni sañ-sañ ci assemblée bi jigéenu Sénégal yi ci marché bi yépp ameel nañ leen njukkal ndax lu ñu lijjanti ñu ngi koy indi ci kër yi ndax ñaari loxo mooy asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal à mi-parcours de la campagne électorale tey dama mbégte bu rëy bi nga xam ne sama jigéen ñu baax ñi sumay tante sumay sœur sumay umpaañ sumay bàjjan te dëkk fii ci quartier Ouest Foire ñoo ma fi dalal bu yiw bu jekk ñu am ci mbégte lool mbaag délégation RDS bi ma àndal doon weccenteeg ñoom xalaat
ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la père ak mère de famille jànkonteel yàlla dafa dogal ñu am benn ministère bu tuddee ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne du leneen lu dul ministère bu ittewoo uuf xale yi boole ci tamit di tabax ci ñoom ay jikko yu baax waaye nooy tuddee ministère de la construction citoyenne ba noppi koñ boo dem fekk fa carte kaay ak wuure kaay xaalis xale yi talatuñu dara ak ay jeu ak ay wuure rawatina nag ñu ci bari seen jàng yàqu na ndax da nga leen di jox léegi seen payu école ñu dem carte ko ci paris sportif yi ba pare dootuñu mën a jàngi dootuñu mën a dellu seen kër nan ngay waxee construction citoyenne te doo dimbali way jur yi ndax way jur yi ñu ngi def lu ne mën nañu yar xale yi mën nañ leen tette aar leen waaye way jur yi mënuñu gérer mbedd mi état moo war a gérer mbedd te construction citoyenne àndul ak ñu nekk ci dëkk boo xam ne boo bëggee ubbi baar ci la gën a yomb fuuf nga bëgg a ubbi école nga xam ne da nga war a def si xale yi jikko yu baax ak xam-xam kon nag construction citoyenne yombalal xale yi seen jaamu yàlla pour ñu mën a juboo ak seen waayjur ndax ëllëg ñu mën a nekk de bons citoyens. léegi nag wala dafa wax ne balaa nga naan naam ne fa carte d'identité yi nag génn na kon ku dem ci sa commission d'inscription fekkoo ko fa boo demee ca sa centre bi ngay war a voté di nga ko fa fekk pour que le 30 ngeen mën a voteel RDS ñu soppi assemblée nationale incha allah. asalaamaaleykum waa Sénégal kenn réeréewul mbir ni ci 14 millions doomi aadama yi yeewoo fii bés bu ne statistiques yi wax nañu ne que téeméer boo jël fukki ak juróom ay handicapé lañ di borom yi laago yoo xam ne suñu borom moo leen teg natt woowu ni mu ko mënoon teg ku nekk ci ñun yàlla dafa dogal nag gouvernement yi fi jaar yëpp ku ci nekk wane nga itte ci mbirum borom laago yi ba conseil des ministres bu 2011 ci la xaatimoon li ñuy wax la loi d'orientation sociale waaye toog nañu fukki at ba 2010 assemblée nationale doog ko adopté ñu defee ne jeex na ñu toogati 2012 président de la république doog a promulguer le degré d'application perte temps boobu yëpp nag yàq la ndax ñii laago la ñu amee waaye yàlla dogal na ci seen i biir am na ñu amee xam-xam am na ñu amee ay lijaasa looloo tax rassemblement démocratique sénégalais RDS investir leen ñii nekk fii tey ci plateau bi ay handicapé lañ te toog fii ci chaise yi RDS daf leen a investir ndax bëgg nañu bu ñu demee assemblée nationale ak jàmm ñu demander l'application intégrale et totale de la loi d'orientation sociale particulièrement ci carte d'égalité des chances yi du dëgg soxna Aïta. waaw loolu moo wax dëgg la nag carte d'égalité yi muy wax am na yëpp jam amuñu ko nag aman mii di wax handicapé laa te aw ma ko ñi ko am na akas néew sax li ñuy fayee ko yëpp yemul ñii dañuy am lu tuuti ñii am lu bari. waaw ànd li nga wax noonu handicapé moteur yi ñoo ci gën a sonn quoi parce que vraiment da ngay yor sa chaise roulante ñëw ci immeuble boo xamante ni lépp dañ ko def ay escalier waaw ba tax na bu soobee yàlla nañu jàppale RDS incha allah ci kàttanu yàlla loolu lépp dina ko fi jëlee incha allah dina dimbale handicapé yi. RDS dafa bëgg bu duggee ensemble mu dawal yërmande si suñu mbokk yi handicapé yi ba ñu xam ne si réew mi lañ bokk ñu mun si gis seen bopp si réew mi. asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi am mbégte gu rëy bi nga xamee ni bi suñu mbokk yi nekk fii ci ñaari tali dalal nañu ginnaaw bi nga xam ne Astou Fall di suñu yaayu mbootaay dox na diggante bi ba mu sotti moo waral suñu jataay bii nga xam ne kii nga xam ne kenn dootu ko présenté di Bocar Samba Dièye ku bëgg a njaboot ku bëgg a diine fekkee jataay bi muy sag bu rëy ci ñun wax ji nag lu gàtt la législature bii génn député yi ñu ngi nekkoon ci pexe en complicité ak ay organisation féministe yu ñëpp a xam pour ñu daganal fii ci Sénégal yàq biir te yàlla xam ne ni réew bu nekk le législateur buy nas loi yi du jóge ci asamaan déedéet dañuy sukkandiku ci gëm-gëmu askan wi seen cosaan moo tax France am na le code civil français bii xaraamal polygamie ñun merew ñu leen ci ndax seen sañ-sañ la dañuy sukkandiku seen i gëm-gëm waaw lu tax ñun nag fii ci Sénégal ak lu rafet li fi mag ñi baax yi bàyyi amuñu droit sukkandiku ci loolu pour organiser notre vie communautaire looloo waral Sénégal législateur bi ci loolu la sukkandiku daal di taxawal l'article 35 du code pénal bi xaraamal yàq biir sauf bu fekkee ëmb bi mën na indi jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram le code de déontologie des médecins daal di ko feelu également léegi féministes yi amuñu leneen lu ñuy wax lu dul naan Sénégal at yële passé signé woon na le protocole de Maputo
protocole de Maputo bu Bujumbura ci yem du ñu nangu ay waa réew mi jóge fii jël avion dem tëju ak i nasaraan dem di tëral ay pexe pour di ñu imposer ni ñu war a organiser suñu dundin suñu caada ak suñuy gëm-gëm kenn du ko nangu loola waral nag ma ñëw waxtaan ak ñii te dinañ ko continuer incha allah bu ñu yàlla mayee ba ñu am baat assemblée nationale kenn du fi daganal yàq biir ndax ngor buggu ko diine buggu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñu ngi nuyu waa Yoff Tongoor di leen ziyaare ci bis bi ñu leen fekk see tey man maa ngi tudd Koumba Arène Gueye nekk coordinatrice ci commune ji de Thiaroye Kaw di bàjjenu gox ñu nommé ma ci liste bi muy lu yéem a gis nag ma nekk ci liste Mame Matar Gueye mu jiite ko bi nga xam ne Abdou Latif Gueye moo ko jiite woon yàlla def li gën ci moom yàlla ko yàlla yërëm te seral ay yaxam ci suuf rakkam jiite ko tey muy Mame Matar Gueye mi toog ñu defoon tey benn visite de proximité boo xam dañ ko def dans 2 quartiers muy Colobane ak fii ci Yoff Tongoor di siyaare waa Yoff Tongoor di leen wax ne ñu ngi leen di jox seen àq ak seen yelleef di leen tatagal ci teeru bi ñu teeru macha allah. du woo nag képp koo xam ne yaa di profité occasion ci fii ma ñëw tey Yoff Tongoor mais profité occasion di woo képp ku dëkk ci commune Djiddah Thiaroye Kaw man Koumba Arène Gueye maa ngi lay wax ne la maa ngi lay tàllal sama loxo bépp bàjjenu gox moo xam délégué de quartier moo xam imam moo xam association ak ASC yi moo xam groupement féminin yi nga xam ne jigéen ñaa ngi ko jiite ci commune bi maa ngi tàllal sama loxo di woo ñëpp di woo samay nijaay samay papa samay mag samay rak di leen xamal ne sama responsable muy Matar Gueye mi toog foofu lay defee meeting de collecteur mu Djiddah Thiaroye Kaw na ko ñëpp préparé xam ne du nekk bis bu ndaw incha allah rabbi muy àjjuma yàlla nañu yàlla may fekkeek tal am naa yaakaar ci yéen tàll naa leen sama loxo di wax ne sama mbokk yi nga nekk ñi nekk ci dëkk yi ak fépp ak diaspora bi maa ngi leen di wax ne leen bisu la 30 incha allah rabbi na ñëpp taxaw jàppale RDS mi Mame Matar Gueye seede baa ngi noonu ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal ndam jigéen ñi balaa kenn dem marché na ñëpp génn dem wati ji RDS muy liste bii nga xam ne moom la Mame Matar Gueye jiite fotoom nekk mu tàllal ñaari loxoom Mawlana sul jalaal wal ikram di ko wax ne ko jàppale dëgg feeñ merci jërëjëf. asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal violence politique bi nga xam ne moo tàmbali di lëmbe dëkk bi man jàpp naa ne jot na tête de liste nationale yi yëkkati ci kàddu rappeler à l'ordre seeni militant ndax ay du yem ci boppu boroom te bu dul dara yi tamit fàtte xaju fi bi nga xamee ni am na les événements tragiques du 16 février 94 fii ci boulevard Général de Gaulle meeting ba daal di déraper mujj nekk bain de sang dañu jàpp leader yi tëj leen kaso waaye ba ñu génnee kaso lan la président Abdou Diouf def dafa créer le GMPE le gouvernement de majorité présidentielle élargie fop leader yooyu dugal ci biir daal di jaxasoo ak ñoom nekk ak ñoom benn léegi ana alkaati yi ca gaañu ana ña ca laggi woon am des handicaps à vie perte nañu présidentielle bii mujj Dakar était à feu et à sang mujj gi bi nga xam ne ni yàlla dogal na la muy dogal ba président Macky Sall la jiite dëkk bi ana ña nekkoon dans l'autre camp ñoom ñëpp ñi ci ëpp transhumé nañu où sont les 14 morts yi Amnesty International recensé woon perte nañu moo tax nag man militants yi laay waxal bu leen benn leader de parti jaral à commencer par man mii ngay juboo di ko ak say mbokk di tàggoog say xarit ak di tongo ak say dëkkandoo parce que ñun leader politique yëpp ñoo bokk jàngoro suñu jàngoro mooy ku ñu mere bëgg nañ Sénégal gi yëpp ànd ak ñun mere kooku waaye le problème mooy bu ñuy juboo ji du ñu tàggoo kon nag ngir yàlla ku voté le 30 juillet na nga dellu sa kër toog déglu résultat ndax ka nar a am majorité suñu borom ci àlluwaam bu tedd bi bind na ko bu yàgg kon ñun lii ñu yëngatu yëpp dañuy sabablu rek waaye nañ ko rafetal jarul wax ju ñaaw jarul tojante bopp yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal nañu yàlla laqal Sénégal fu yàq yegul salaamaaleykum wa rahmatullah